Ciao a tutti ragazzi, vi saluto, mi chiamo Amor e vi sto parlando da Torino. Come avete visto ragazzi, nelle ultime video che abbiamo fatto, abbiamo anticipato il secondo decreto Ristori bis che vi ho parlato nelle ultime video. Allora, ieri il governo ha approvato il decreto Ristori bis, è ufficiale e andrà in gazzetta dal lunedì. Allora, questo decreto ragazzi fa riferimento a tutte le categorie di partita IVA che nel primo decreto erano tutti esclusi. È un decreto che tutela tutte le categorie di partita IVA e imprese che fino ad ora erano esclusi nel primo decreto ristori. Vi elencherò tutte le partite IVA, tutte le misure e faremo anche un breve riepilogo riguardo a tutte le misure introdotte nel decreto. Ed è proprio allora su questo che andremo a parlare oggi su questo video. Assalamualaikum mbokk yi, maa ngi leen di nuyu di leen jaar bu baax a baax, man la seen mbokk talibé Mor Talla Sarr. Alors fan yee ci ginnaaw ñu ngi leen doon wax ci vidéo yi ñu mujj woon a def jëm ci beneen décret bu ñuy wooye décreto ristori bis nga xam ne gouvernement bi fan yëpp ñu ngi ci doon liggéey ginnaaw bi nga xamante ni bii ci décret bu njëkk bi dañ koo limité woon ci yenn partita IVA yi ci mënoon dugal ak yi ci mëntoon a dugal. Décret boobu mën nañu wax alhamdulilah gouvernement bi donc voté na ko démb ñu koy wooye il décreto ristori bis. Alors ñu leeral leen nag décret boobu mesures yu bëree bëri yi nga xam ne ñoo ngi ci biir te ñu jël ko jëm ci bonus yi, congé yi extraordinaire yi ak fonds de perduto bi ak yenn fonds yoo xamante bi ay fonds extraordinaire ak taxes yoo xamante ni donc aj nañ ko. Alors décreto ristori bis ci lim gën a focaliser wu mooy partita IVA ak imprese yi nga xamante ni bokk ci woon ci premier décret bi te mënuñu woon a donc laaj fonds de perduto boobu nga xamante ni bi agence Entrata moo koy joxe. xam ngeen fondo perduto moom moo ñëwoon ci il decreto di rilancio del 19 maggio 2020 tam nekkoon 1000 euros yooyu suñ bokk taalibe yi partita IVA yi commerçant yeeg ambulant yeeg artisan yi doon dugal te ñu leen doon laaj un calo fatturato di 33%. alors catégorie gi nga xamante ni bii ci weeru mai ñoom ñëpp amoon nañ ko, fayoon nañ leen ko dañ amoon réquisites yi rek agence Entrata ak ministre de l'économie ñoo ngi xam ne catégorie boobu jëru ñuy defaat beneen demande agence Entrata dina leen ko fay automatiquement ginnaaw bu ñu vérifier date yi ak seen codice IBAN dinañ leen ko verser au plus tard entre le 10 ba le 15 novembre ci weer wi ñu nekk. noonu la ko ministre de l'économie xamle. donc bépp catégorie bu nekk ci réew mi rek yor partita IVA da nga nekk ci ñaari zone yi ni ko décret bi indee mooy maanaam les zones rosse et les zones arancione. zone rosse mooy région bi mel ni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta et Calabria. zone arancione mooy région bu mel ni Puglia ak Sicilia. ñaari zone yooyu lañ gën a tànn ndax ñoom ñooy zone yi nekk à rischioso pour donc ñu mën leen cee boole ci décret bi nga xamante ni donc mooy décret bi mujj bi te ñëw ci decreto di ristori ñu gën koo xam ci donc fondo perduto per le partita IVA. alors comme ni leen ko waxee woon rek ci vidéo yu njëkk yi bi pa dafa ciblé ñaari zone mooy zone rosse ak zone arancione. képp ku fa nekk rek te yor partita IVA te sa codice Ateco nga gis ko ci liste bi donc am nga droit dugal demande de fonds de perduto boobu nga xamante ni bi 1000 euros lay commencé jëm kaw. ça dépend ci activité bi ngay exercer sa partita IVA ban genre activité la. xam ngeen ne ba tey indi na ay mesures jëm ci li ñuy wooyee donc wax nañ leen ko ci début vidéo bi bonus babysitter, congedo straordinario, sospesa della seconda rata IMU, rinvio delle tasse IRES e IRAP et donc fondo perduto di 1000 euros per le partita IVA. alors li leen ko waxee donc partita IVA yi mën a laaj fondo perduto bi mooy yi nekk ci ñaari zone yooyu ñu leen limal te donc bokkuñu woon ci décret bu njëkk bi. alors leneen liñ ci dolli mooy décret bi indi na lu ñuy wooye bonus affitto per a uso commerciale. ñi nga xamante ni bi ay imprese lañ wala ñuy ay activités yoo xamante ni donc partita IVA lañ koy exercer moo xam ñu yor donc ay affitto yoo xamante ni bi a uso commerciale lañ di fa jaay ñoom dinañ leen defal agevolazione fino 60% jëm ci costo affitto bi ci weeru octobre, novembre ak décembre. décret bi noonu la ko indee. ba tey aussi indi na lu ñuy wooye
fondo perduto anche per le centri commerciali e industrie alimentari ñooñu ñëpp aussi bokk nañ ci ginnaaw bi nga xamante ni activités yi mi ngi nekk en règle. Alors bonus babysitter bi ñëw ci biir décret bi moo ngi concerné parents yi nga xamante ni bii nii donc ñoom jamono ji mesures yi dañ leen a daf leen a laal bu baax jëm ci zone rouge yi ak zone aranchéenne yi. bu fekkee xale yi dañoo bokk ci ñi nga xamante ni dañ leen a toogloo ci kër ga pour ñuy def donc activité didactique à distance maanaam njàngum distance géniteurs yooyu nga xamante ni bu fekkee ñoom dañuy liggéey am nañ droit donc demander bonus babysitter boobu nga dina toll ci 1000 € pour donc activité boobu nga xamante ni donc xale yi ñu ngi ci kër gi toog jàngiwuñu ñu ngi koy def ginnaaw bi nga xamante peut-être seen babysitter moo leen ci jàppale wala dara fekk parent bi nekk kuy liggéey. alors ba tey toujours rek loolu moo ngi concerné ñi nekk ci zone rouge yi ak zone aranchéenne yi nga xam donc zone à haut risque la jëm ci activité yi nga xamante ni moom mooy donc DAD didactique à distance bu fekkente ne bi parent bi day liggéey te am doom yoo xamante ni bi dañoo nekk ci kër ga donc école bi wàññi leen ngir mënatuñoo dem école ñoom am nañ droit dugal bonus babysitter boobu noonu toll ci 1000 € ginnaaw bi ñu nekk ci zone rouge yi wala zone orange yi. bonus congé extraordinaire bi moo ngi concerné géniteurs yi nga xamante ni ñoom ay liggéeykat lañ parent bi nga xamante ni rek day liggéey te jamono ji bi doom yi ñoom it nekk ci kër ga moo xam nga nekk ci zone orange yi wala zone rouge yi te mesure didactique bi à distance bi laal la xale yi mënatuñoo dem école ñu ngi ci kër ga di jàng yow aussi parent bi ngay liggéey te peut-être mënatoo présenté wu ci sa poste liggéey ngir toppatoo xale yooyu donc am nga droit laaj férié wala ay jours repos yoo xamante ni bi bonus boobu donc dina la ko mën a couvrir ba 50% dinañ la ko fay. alors bu jëmee ci ñuy def labor smart working mooy ñi nga xamante ni peut-être li ñuy liggéey mën nañoo toog seen kër di ko liggéey même bu leen ko d'état bi fayit wala agenda bi donc bonus boobu dina ko mën a couvrir ba 50% mooy bonus congedo extraordinario. alors ba tey ci biir décret bi am na lu ñuy woowee cancellazione della seconda rata IMU per le imprese che hanno accesso al fondo perduto che operano nelle zone rosse e a rischio alto. alors ba tey ci biir décret bi dina cancellare seconda rata IMU bi jëm ci imprese yi nga xamante ni bi donc ñoom am nañ accès ci fondo perduto bi ba pare di exercer activité yi ci zone rosse yi wala zone à haut risque yi lu mel ni zone arancione ñooñu dinañ leen cancellare la seconda rata IMU bi. alors décret bi indi na ba te lu ñu wooyee sospensione contributi previdenziali per attività previste del decreto che operano nelle zone gialle per il mese di novembre activité yi nga xamante ni bi donc ñoom ñoo ngi exercer wu ci zone gialle yi donc zone gialle yi mooy région yi nga xamante ni bi donc ñoom risques yi demeewul noonu activité bi nga xamante ni bi nit ki mi ngi ko fay def jëm ci wàllu partita IVA nee nañ dita la wala impresa wala lu mu doon rek nee nañ dinañ ko suspendral donc contributi yi mu waroon a verser dinañ ko suspendral pour le mois de novembre. alors bu jëmee ba tey ci zone rosse ak zone arancione yi ñoom contributi yooyu noonu dinañ leen ko suspendral pour ñaari weer maanaam novembre ak décembre bu fekkee ñoo ngi ci zone rosse ak zone arancione dinañ leen ko suspendral pour ñaari weer bu fekkoon contributi yi ñu waroon a verser la pour donc dipendente wala lavoratore wala ñu waroon a fay dinañ leen ko suspendral ci weeru novembre bi ak décembre bi bu fekkee ñoo ngi ci zone rosse ak zone de haut risque maanaam arancione. alors ba tey décret bi indi na lu ñuy woowee rinvio IRES e IRAP secondo a conto fino il 30 aprile 2020 IRES ak IRAP comme ni ngeen ko xamee ay taxes la yoo xamante ni bi mi ngi jëm ci yenn sociétés yi wala yenn agenda yi nga xamante ni donc ay taxes yu ñu doon fay la jëm ci ay taxes régionales wala ay taxes yoo xamante ni donc imprese productive yi ñoom ñoo ko waroon a versé nee nañ taxes yooyu donc dinañ leen ko renvoyer ba le 30 avril 2021 ba tey concerné imprese yi nekk ci zone rosse ak zone arancione. alors bu ñu waxee ba tey ci biir décret boobu ënd lu ñuy woowe sostegno al terzo settore. alors terzo settore nag dinañ leen amal sostegno boo xamante ni dina nekk benn fonds extraordinaire buñ leen di jagleel. alors
terzo settore xam ngeen moom mooy organisation volontariato yi, donc associazione di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale che non rientrano nel fondo perduto. Donc ñooy terzo settore mooy association yi, donc ñi def social, donc ñi nga xamante ni ay association de promotion sociale lañ, organisation yi nga xamante ni bi non lucrative la, donc ak organisation yi nga xamante ni donc utilité sociale lañ te ñoom jotuñoo dugg ci fondo perduto bi, ñooñu dinañ leen amal benn fond boo xamante ni donc fondo perduto lay doon pour te jotuñu woon a dugg ci fondo perduto bi, dañ am donc lu ñuy woowe benn fond boo xamante ne extraordinaire lay doon pour ñu jagleel leen ko ñooñu ma lim. ba tey décret bi indi na lu ñuy woowe zero contributi a dicembre per la filiera agricola, pesca e aquacoltura. Alors filière yi nga xamante ni ñoom ñooy wàllu filière agriculture jëm ci pesca ak aquacultura, ñooñu nee nañ duñ leen fayeeku contributi ci weeru décembre bi, donc weeru décembre bi jarut ñuy fay contributi filière agricole, pesca et aquacultura. ba tey ci biir décret bi indi na lu ñuy woowe sospensione IVA e altre ritenuti per attività in zone rosse e zone a alto rischio. ba tey indi na lu ñuy woowe suspension IVA ma imprese yi nga xamante ni donc dañoo waroon di fay IVA ak yeneen retenue yeneen taxes yoo xam ne dañ leen koy dagg, donc dinañ leen ko suspendral jëm ci activités yi nga xamante ni bi ñoom ñu lañuy exercer ci zone rosse yi ak zone de risque. alors pratiquement loolu mooy li nga xamante ni moom moo gën a fës ci Decreto Ristori, comme ni ngeen ko xamee il Ristori bis te gouvernement bi donc approuvé ko démb ci conseil des ministres. xam ngeen ni li ko gën a tax a jóg mooy xeetu partita IVA yu bëree bëri yu bokkutoon ci décret bu njëkk bi ñoom dinañ mën a bokk ci décret bu mujj bi. li ëpp ci partita IVA yooyu nag wax nañ leen ko mooy ambulant yi, artisan yi, partita IVA yi nga xamante ni bi bar, restaurant, gelataria, pasticceria, internet point, am na aussi lu ñu woowe lavanderia industriale, maestre di corsi di danza, ambulanti, artigiani, allora negozi di abbigliamenti, internet point, agence di viaggi, ñoo ñëpp ci lañ bokk. donc xeetu ta parti IVA yi dafa bari, képp koo xamante ni bi rek ci suuf vidéo bi sa partita IVA gis nga codice Ateco bi lëkkaloog moom, dinañ leen ko bàyyil ci suuf vidéo bi rek yoo xamal ne mën nga bokk ci Decreto Ristori bis bi nga xamante ni démb la ko gouvernement bi voté, muy yeneen xeetu partita IVA yoo xamante ni bi bokkuñu woon ci décret bu njëkk bi, ñoom dinañ mën a dugg ci deuxième décret bi ginnaaw bi nga xamante ne bi amoon nañ fondo perduto bi ci weeru mai bi, ñoom dinañ leen ko fayaat automatiquement jarul ñu def beneen demande. ñi nga xamante ni bi nag ñoom it jotuñu ko woon a dugal, IMS ak ministre de l'économie ñoo ngi xam le ne agence Entrate ak ministre de l'économie ñoo ngi xam le ne mën nañ ko def demande bi bu fekkee seeni activité ñu ngi koy exercer ci zone rosse et zone arancione. loolu aussi nañ ko leeral parce que mesures yi ñu jël ci Decreto Ristori bis bi moo ngi concerné bépp partita IVA boo xamante ni bi yaa ngi ci zone rosse wala zone arancione. zone rosse wax nañ leen ko mooy mi Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta. zone arancione Puglia, Sicilia, maanaam lu xeetoog wàllu région dëkk yu mel ni Bari, Taranto, Manduria, Lecce, Brindisi, yooyu yëpp xeet yu ko wër yëpp ci la bokk. Sicilia, Agrigento, Trapani, Siracusa, alors Palermo, Catania, yooyu yëpp ci région arancione lañ bokk. ñoom it buñ duggee ci biir mesure rek mën nañoo présenter demande fondo perduto bi nga xamante ni bi ñëw na ci dernier décret bi ñu voté barki démb. alors fi ñuy jeexale rek mooy IMS ñu ngi xamle ne ñaari weer yi ñëwoon ci reddito di emergenza te ñu yokk ko ci Decreto Ristori bu njëkk bi, ku bëgg a def demande bi mën ngaa gaaw def ko ba le 30 novembre pour ñu mën a am ñaari weer yooyu. donc scadenza bi le 30 novembre lay yam jëm ci ñaari weeru reddito di emergenza yi te premier décret bi indi ko. IMS it moo ngi xamle ba tey ne alors demande bi nga xamante ni bi moom la ñu war a def jëm ci l'indennità 1000 euro per stagionale del turismo e dei stabilimenti termali intermittenti incaricati alle vendite porta a porta, lavoratori sportivi ak autonomi privi di partita IVA
te nga xamante ni bii ñoom it décréto ristori bii ñu voté bërki démb indi na benn tantu mu 1000 € ba tey ñoo ngi xaar IMS pour mu joxe ci ay leeral ba xam demande bu ñuy def la wala automatique lay doon. en tout cas képp koo xamante ni bi rek bonus agosto bi dinañ la ko fay donc bonus bii nii nga xamante ni moom la ñuy woowee il décréto ristori tam nekk pour stagionale yi automatique lay doon, jurul ngay def demande bi. mais daal ba tey ñoo ngi xaar rek IMS pour mu joxe ay leeral jëm ci dernier 1000 € stagionale del tourisme yi ak stabilimenti termali yi, intermittenti caricati alle vendite porta a porta ak autonomie privée di partita IVA ak lavoratori dello sport ndax dañuy présenter demande wala automatique lay doon. bu jëmee ci proroga NASP bi IMS commencé na koo fay bu yàgg, na gars yi dem xool seen pagamento ci seen sessione pagamento ci seen fascicolo previdenziale del cittadino te nekk ci seen page IMS. alors loolu daal moo gënoon a fës ci décréto ristori bis bi nga xamante ne bi voté nañ ko démb, te lundi incha allah dina dem in gazzetta ufficiale mu concerné partita IVA yi nga xamante ni bi bokkuñu woon ci premier décret bi te léegi ñu boole leen, mat nañ plus de 60 xeetu partita IVA yoo xamante ni boole nañ leen ci, donc ñooñu mën nañoo dem demander loolu. lavanderia industriale yi ci lañ bokk, donc ñi def scuola di danza, internet pointi, ristoranti, bar, pasticceria, gelataria, donc ambulanti, artigiani, ñoo ñëpp ci lañ bokk, traduttore yi ñëpp rek ci lañ bokk. donc mbokk yi lii moo fi gënoon a fees, ñu leen di xamal ne ñi amoon demande fondo perduto ci décréto di rilancio te ñu bokkaat ci catégorie gi décret bi tànn te nekk ci zone rosse wala zone arancione, jërul ñuy def beneen demande. IMS agence entrata dina vérifier ak date yi mu am ak seen codice IBAN fay leen ko automatiquement entro il 10 fino il 15 novembre. donc xam naa dina gaaw, noonu la ko ministre bi waxee. ku defutoon demande bi it mën ngaa dem ci surtout agence entrata bi nga def demande bi ni mu gën a gaawee. li ñuy jeexalee ba tey mooy ku am question demande boo defoon wala demande boo war a def, ñu lay ñaan nga teewlu vidéo yi bu baax a baax a baax a baax rek. képp koo xamante ni bi nag da nga am ay question yooyu laaj jëm ci demande buñ la joxagut wala ci loo jotagut wala loo xamante ni peut-être da nga koo defoon gisagoo ñu tontu la ci rek, wooteel IMS wala nga woote agence dell'entrata wala nga woote poste, nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu lu bëree bëri ci demande yooyu, ñoom ñoo ko yor. boo fa wootee rek dinañ la jox ay leeral ginnaaw bi nga joxe say date yi, dinañ la jox ay leeral jëm ci li nga yittewoo yëpp. ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm, seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr Torino.